dañuy sant yàlla di nuyu mbooloo mi fi taxaw yëpp di fi jiital monsieur le maire Amadou Diarra ay membre conseil municipal am du IF les directeurs d'école vraiment toute l'assistance ak journalistes yi di leen wax ni jot daje bi ñu fi dajale tey am na solo parce que dafa jëm si wàllu reprise bi ñu programmé le 2 juin léegi monsieur le maire Amadou Diarra si xarañam si wàllu éducation invité ñu ci cérémonie de remise matériel bi nga xamante ni dafay dugg ci protocole de sécurité sanitaire bi nga xamante ni ministère de la santé mi nga xamante ni ABM rek moom moo compté fi mu ne nii moo nu ko jox pour ñu mën a aar xale yi ñu mën a ñëw jàng ci xel mu dal ci conditions yu mucc ayib moo tax li nga xamante ni nekkoon na ci protocole bi monsieur le maire ci xarañam ci cadre comment dire contexte bu difficile bi avec la rareté des ressources vraiment jëm na kéemtalaayam pour teewal lépp li nga xamante ni yittewoo woon nañ ko pour mën a tàmbali njàng mi ak njàngale mi ba tax na bi mu ko limee véritablement xel yi dal na ñu bëggoon tamit profité dalal xelu waajur yi ndax ñun ñu dénk mooy ñu gën a fonk mais ñun ñi nga xamante ni ñu leen ko dénk ñun ñu responsable lañu dinañ jëm suñu kéemtalaay ba véritablement mbas mi nga xamante ni dafay dugg ñu ñaan yàlla mu génn fii lu mu gën a gaawee ñun ñëpp ñu mucc xale yi mucc si jàngalekat yi mucc si la véritablement toute la communauté éducative mucc si kon monsieur le maire si turu inspecteur de l'éducation et de la formation si turu comment dirais-je inspecteur d'académie si turu toute la communauté éducative ñun suñu xel dal na fii si Pikine Nord defe nañ ni suba si jàmm incha allah su xale yi ñëwee dinañ mën a respecter la distanciation physique dinañ mën a respecter comment dirais-je le lavage des mains dinañ mën a respecter comment dirais-je du thermoflage xale yi te tamit ñi nga xamante ni teew nañu fi dinañ taxawal benn kuréel bu naan comité d'alerte et de veille comité boobu dañ ko yaatal toutes les sensibilités sont les bienvenues directeur bi certes moom mooy autorité scolaire bi moom mooy ci kanam mais infirmier bi mi ngi si enseignants yi ñi ngi si membre CGE yi ñi ngi si képp ku maire yebal mi ngi si conseil comment dire communal de la jeunesse war na see nekk toutes les volontés toutes les ressources sont véritablement les bienvenues pour xale yi ñu gunge leen jàngal leen ba duñu am benn jafe-jafe loolu daal te IEF aussi wax na ko suba su xale yi ñëwee dinañ leen gàttandu dalal seen xel parce que gëj nañ fi dinañ jël benn code de conduite je dirais journalière benn guide pratique la boo xamante ni comme ni ko soxna si laaja woon sànq dinañ wax xale bi su ñëwee ni muy taxawee tooge si école bi su génnee récréation nan lay toogee parce que fi mu ne nii dañu bëgg xale yi avant ñuy ñëw kenn ku nekk mu jëfandikoo mu ndekki balaa muy ñëw parce que njaay danañ ko tere si école bi suñu nekkee si école bi suñu génnee récréation bu ñu dajee bu ñu nuyoo bu ñu dajaloo nañu séparenté te aussi jàngalekat yi dinañ veiller wu si ça suñu génnee dañ leen wax aussi si code boobu nan la ñuy comporté woo ca école ba ca kër ga suñu demee si kër ga aussi nan la ñu war a comporté woo te ngeen xamante ni du xale CM2 yi classe d'examen rek la ñuy bàyyi xel ñeneen ñi des classes de CI en classe de CE2 am na ay ressources yu disponibles yoo xamante ni nañ ko mettre à leur disposition ay stratégies dinañ ko développer aussi pour accompagner leen si wàllu gunge leen ci seen njàng ca kër ga. kon daal ci gàttal monsieur le maire dañuy feddali suñu ngërëm di feddali suñu sant si feddali suñu yaakaar ci jàppale bi yaakaar ni li ñu mëbët yàlla jàppale ñu si ak si sa jàppale defe nañ si am ndam. suñu sukkandikoo si li nga xamante ni maire Amadou Diarra mi ngi koy def tey fii ñu taxaw ak li yeneen maire yi def ak accompagnement autorité administrative yi suñu sukkandikoo si protocole de sécurité sanitaire bi mën na ni li nga xamante ni dañ ko yittewoo woon muy ay jumtuwaay pour tàmbali njàngale mi lépp teew na en terme de thermoflage en terme de préparation des salles en terme de désinfection en terme de mobilisation des enseignants parce que fi mu ne nii même ñu tukki woon muy élèves di jàngalekat ñëpp ñibbisi nañu même dañu bëgg changer doxalin fi mu ne nii classe yi doon jël xale yu bari dootul weesu ñaar fukki gone par classe jàngalekat yi aussi ku duggul ci classe di nga saytu xale yi di nga leen gunge di nga leen surveiller di nga fexe ñuy sorante du ñu nuyoonte di raxas loxo yi lu bari di laal gel di ñu leen di kii ku si am aussi jafe-jafe am na benn espace bu ñu aménagé waxuñu ñu tiitloo leen waxuñu ñu stigmatiser leen waxuñu ñu kii leen parce que fi mu ne nii
dafa nekk un combat communautaire parce que comme on dit mbéj borom moo koy kii te feebar bi dafa ñëw ci communauté bi kon véritablement il faut que communauté bi mobiliser wu pour ñu mën koo xeex ba tax na cellule dinañ ko taxawal yaatal ko képp ko ci mën a jàpp mu jàpp ci ku ñu yaakaar ni nag parce que feebar bi jombul kenn dal na borom barke dal na ku nekk ku ñu yaakaar ni am nga feebar bi am na espace boo xamante ni ci sutura dinañ la fa dugal saytu la ak waa kër docteur su fekkee da nga am doomu jàngoro bi ñu yóbbu la fi nga xamante ni fa leen lañ la taxawoo su fekkee amoo ko nga delluwaat aussi comment dirais-je gunge sa morom yi.